asalaamaaleykum mbokk internet yi ñuy seetaan à travers Univers Info TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar waaye itam di am mbégte rek saa su nekk di leen dalal ci seen émission bu mag bii di Cœur Ouvert. Cœur Ouvert nag boo leen xoolee sama papa ji toog da ngeen di xam ne ndaanaan laa toogal waaye tamit un homme très instructif mag moo xamante ne si su waxee da ngay xam ne mag wax na waaye tamit comme li olof Ndiaye di wax rek ne mag mën naa bàyyi ci réew waaye suñu papa ji mën naa bàyyam ci réew Père Mbaye Ngoné ma lay nuyu rek di la bàyyi internet yu ngi seetaan nga nuyoo ak ñoom. jërëjëf Sophia jërëjëf waa Univers Info jërëjëf sa cadreur yi nga xam ne ñoom nga àndal ñëpp macha allah gis nga ñu ngi ma fekk si fii ci sunu kër ci groupe des médias di la gërëm di la sant bu baax di ñaanal mbokki internet yi nga xam ne ñu ngi may suivre ak xale yi nga xam ne ñoom Mame Balla ñoom Mbaye Ngoné numéro 2 bu Kaolack nga xam ne TikTok bi day fees dell lu nekk ni ko ciy génne léeg-léeg mu wax loo xam ne sax fekk ñoom ñu ngi ma ciy xaar pour près dagg ko lanu koy gis mën nañ cee génne sax loo xam ne man xalaatuma ko woon c'est de vrais artistes di gërëm waa Cœur Ouvert bu baax a baax di leen wax ne xaar leen ak Sophia Père Mbaye Ngoné est là présent avec vous. mi ngi noonu xaar leen ñu suñu première question rek Père ñu dugg ci ak yow Père buñ la doon laaj sa jaar-jaar lan nga ñuy wax ak sa intégration fi nga xamante ne si moom mooy Sen TV. suma intégration Sen TV kooku moom moo mujj ndax fu metti laa jaar ci média wala sama jeunesse bi ma nekkee xale ak léegi waa sama jeunesse moom waa sama jeunesse ba Pikine la Pikine soo xoolee yàggul. En 1951 moom nañ ko sanc bi ñu koy sanc en 1951 néeg bi nu fa njëkk a samp ñi ngi ko samp ci toolu Maam Lamine Fall Maam Lamine Fall moom moo jur Ablaye Diouf Fall moo jur Baye Mandione lutteur ñu nekk Pikine man ñoom Thione Seck ñoom Massata Sène ñoom Bamba Diop ñoom Samba Diane ñoom Jo Jabaay ak ñu baree bari boobu Pikine soo xoolee buntu Pikine ngay toll fii Paco Lambaay nekk foofu Baltique la woon et la Roseraie benn tool buy bay fraise bu mag a mag mais nag soo mësaan toll buntu Pikine soo xoolee da ngay gis géej boobu Bourkhane Wade sunu mag la rek ñu toppante ni Bourkhane Wade mooy le manager de Boy Niang boobu Cheikh Thierno Ndiaye ma nga fa Cheikh Thierno Ndiaye moom moo nekk ba Futur Média moom moo nekk ak ci groupe Futur Média ñu bari ñoom Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi sama ay grand frère ñoom Papa Diop Jerry Boston ñoom Mansour Diop loolu moo composé woon Pikine ñoom Seydina Fall di jóge ay géejawaay caaro yi géej di ñëw di fréquenter Pikine ñu baree bari di fréquenter Pikine ñoom Kalla Gueye ñoom Thie Mbaye Sy ñoom ñëpp ñoom monsieur Baara Mbaye mi ngi dëkk Thiaroye sur Mer papa la ci nijaay la ci Chérif Gueye mais aussi soo dee xool nekkoon na Blaise Diagne bu comme surveillant général moom it ay doomam ñi nga Pikine Seydina Fall ay doomam ñi nga Pikine kooku mooy passage Pikine bi ñu dem def cycle primaire man ñoom Mohamed Boun Abdallah Dionne ba nu jeexal ñoom nag moom son père était un commissaire de police Mohamed Boun Abdallah Dionne les autres comme Momar Diop son père était un policier ñeneen ñëpp leur père était à l'aise mais man j'étais fils d'un cultivateur fils d'un pêcheur dama daan xëy dem yóbbu ndékki tool roose lu war a mat 15 plans 20 plans retourné bëgg a jàng si su ma ñëwee su may tollu buntu Pikine ndax tool yi boobu ma nga ca booru Sotiba su may tollu buntu Pikine dégg ñuy sonné cloche bi ñu dugg su ma ñëwee monsieur Jamli ne ma va appeler tes parents ma dem woo yaa Khady Diané c'est la mère de Momar Diop Baye Mor yaa Khady Diané moo daan ñëw représenté ma comme mère de famille taxaw plaider ci monsieur Jamli ba nu bàyyi ma dugg en classe loolu moo interrompre suma étude mais ba quand même j'étais pas dupe en classe. ci ban niveau nga toll ki sa jàng. ba ki soriwul defuma en 36e sax en 1971 ndax maa yoroon sam papa je surveillais mon père de près maa ko yoroon man la amoon maay caatam maay doomam bu góor mu hospitalisé ma nekk ak moom fii à l'hôpital Dantec boobu y avait le colonel Salif Siley Anne moo doon diriger hôpital bi ñu nekk fa mi ngi entré woon fu ñuy wax lay nekk la entré woon nekk lii numéro 7 xoolal man nay def CM2 defuma ba léegi en 36e à cause du vieux
ba góor gi ci sama kaw la génn àdduna mais ñaanal na ma nag avant muy dem nee na ma ñëpp dinañ la dégg nee na ma di nga am ba doyal waaye duma fi fekk. sama yaay aussi noonu la am na doom bu jigéen man maay caatam bu góor mais ci sama kaw la génnee àdduna maa daan fóot maa daan weer ay darabam maa daan jóg maa daan yëkkati maa daan maase maa daan yóbbu hôpital tëdd naa 10 jours pendant 10 jours ci karo yi ci hôpital ci karo yi di ko surveiller de près di yëkkati damaa dem bu mujj sama néeg damaa dajji diggante bi def ci beneen porte buntu sarale pour su ne ma mën a jóg yëkkati ko dem naa ba bi nga xamee ne dese na ko juróomi fan pour mu war a génn àdduna billaahi wallahi wa taala gars yi ñëw noonu taxaw ne ma gaal gaa ngi nii Espagne la jëm te man damaa xam géej waaw man je m'oriente à l'aide du soleil ou à l'aide de l'étoile polaire par contre les autres GPS na ñuy orienté woo nu programmé ko teg GPS bi moo leen yóbbu ba fi nu bëgg ba île des Canaries wala ci île yi mais man non man je m'oriente à l'aide de l'étoile polaire. c'est que man li ma jaaxal père sa ay biir wax dama dégg nga ni defoo sax entrée en sixième te ba un niveau très très élevé oui. Je parle à merveille le français. Bon, parce que j'étais fort en français, riche en vocabulaire. Construction de phrases rek laa doon def ba léegi ñoom Mohamed Boun Abdallah Dionne Massata Sène les promotionnaires ñoom ñëpp cycle primaire li ñu ci nekkoon lépp fàtte nañ ko mais peut-être poésie yi gënoon a difficile man la ko kii monsieur Diamli daan kale comme fi mu naan j'aime le son du corps le soir au fond des bois soit qu'il chante les pleurs de la biche aux abois au lagueur du chasseur que les que faible accueille et que le vent du nord porte de feuilles en feuilles. Vous avez vu comment il a rimé, porte de feuilles en feuilles. Que de fois, seul dans l'ombre à minuit demeuré, je souris d'entendre et plus souvent pleurer. Oui, car je croirais jouir de ces bruits prophétiques qui précédaient la mort des parlants des antiques. Aux montagnes d'azur, aux pays adorés, roc de la Frasonnance, cirque de Marboré, cascade qui tombait de neige entraînée, source, gave, ruisseau, torrent des Pyrénées. waaw j'étais le meilleur en classe. waaw. macha allah père ñu dugg ci sa intégration fii nga xam ne moom mooy Sen TV nan la demee ak ñu gën la xam ci émission bi nga xam ne moom mooy émission gis-gis réussite bi nga xam ne def na ko ak bëgg bi nga xam ne population bi bëgg nañ ko lan la def ci yow. waaw benn dama bëgg culture générale ndax suma oncle suma nijaay moo nekkoon à la RTS. moo fa nekkoon comme un grand historien nu ko Chérif Fall entouré par des griots les plus grands griots de ce pays âge Demba Lamine Diouf âge Ablaye Nar Samb El Hadji Eumeu Ndiaye Samb âge Assane Marokhaya ñoom ñoo fa nekkoon ak âge Mansour Mbaye ñoo entouré woon suma nijaay nekk fa nekk présentateur bu regard sur le Sénégal d'autrefois ci biir loolu neexoon na ma trop ma di ko imiter boobu les mercredis moom la regard daan am nga xam ne sunu masaana xëj su ngoon jotee rek ñun ñëpp ci ëtt bi doon yu toog paa yi toog ñëpp toog ñu dugg ci historique bi dans le Kayor le Bawal le Sine le Saloum le Njambur et le Waalo. Vous savez le Sine est composé par les Buur Sine le Jolof par les Buurba le Waalo par les Barak le Bawal par les Teeñ le Kayor par les Damel kooku doon daan toog ba maîtriser ko de sorte que ma mujj am amour bi su ma nijaay moo noon ko Alioune Fall nekk directeur RTS bi mu nekk directeur RTS boobu nag j'étais jeune mënugu moon intégré mais bëggoon naa loolu média ñu dem ba sama nijaay jóge fi nag léegi gars yi xool ma ba saag ne ma soo defoon média dina baax lool. benn rappeur bu tuddee Kilifeu coow topp na ko li ko waral bokk na ci ne dañ ko jiiñ fraude visa ba mu lekk ci lu tolloog 5 millions lan ngay wax ci loolu wala est-ce que yëg nga ko wala. man de xam nga ne man gune rek ñooy dugg ci internet bi dima kii bu Kilifeu menn. bu Kilifeu mës na noo toog maak moom ca ancienne maison du Kilifeu moo dëkk Kaolack. waaw te njool nii te ñuul waaw daan takk fii montar daawul takk fii ay montar ba muy gune waaw te kii moom may ànd ku xees ki nu mu tudd caat waaw caat mooy sol laa fa mi te xees
fait il s'est trouvé que dañoo di ko publier benn vidéo buy wax que ni da doon def ay dilu visa. waaw diil vidéo bi leerul. waaw. moom le lendemain dafa def réplique def benn vidéo expliqué ni boobu ci tàkkewu ci kenn musu ko gis lu genre vidéo yi. waaw. à notre grande surprise. waaw lundi passé. waaw. vidéo intégrale bi. waaw. la ñu publier. ci internet bi. waaw. vidéo boobu nag moo ko incriminé wane ni carrément dañu était dans le deal. ba encaissé si xaalis. waaw. pour présenter waa yi nga xamante ni moo bëgg visa bi. consulat bi que ni mooy seen nature alors que tel n'est pas le cas. loolu yow naka nga ko jàngatee. ni ma ko jàngatee bu kilifa day wax dëgg yàlla man yéenewu ma la lool ndax sama doom nga mës na noo toog maag yow ak caat moomu toog nanu ak Fadal. waa toog nanu ñoom ñëpp ku ci nekk toog naa ak moom waaw toog nanu keroog sax ban toogee maag kilifa ba keroog doonoo tàng lool. ma ne ko porteur de voix nga mu ne waaw ma ne ko nga dëkk Kaolack mu ne waaw ma ne ko ndàngaan mu ne waaw ma ne ko ngay doomu kaw mu ne waaw ndax kii yaa ngi dëkk ci région yi mu ne waaw ma ne ko lan moo tax xale yi loo def su ëllëgee nu roy ko ngay jël ab montar di ko takk fii am déet loolu de lañ jote woon waaye nag man lii de yéenewuma ko mitti na ma lool naqari ma lool ndax su ma sañoon di ko def waaye li ma lay xamal yow kilifa képp ku nuy jiiñ borom bëtu guddi waruloo soccoo yeeli gune képp ku nuy jiiñ borom bëti guddi waruloo soccoo yeeli gune yéenewuma la ko de su fekkee doonoo am ay preuve ci yow maa ngi lay dolliwaat di la jàngalaat àdduna rappeur nga waaye foofu dina la réer moom mooy baat bi ma lay bëgg a wax déglu ko bu baax a baax muy lu neex muy lu naqari foo déggati ci këru àdduna ma di ko def joo gis ci këru àdduna ba ci benn bis lay mucc waaw ba ci benn bis rek lay mujj koo dégg mu lay nettali naan la ma di ko def bala moo daaneel di nga dégg mu ne la ba ci benn bis. maanaam daal kuy naan di nëbb boo jàngee fee. foofu rek laay yem de ba bàyyi xale yi ak TikTok bi rek seetaan na ñoom Mbaye Ngoné numéro 2 ak ñoom Mame Balla waaw ñoom suñu génnee TikTok rek di nga xam amul xarit amul mbëggeel amul ba xarit amul mbëggeel amul. d'accord xarit na ca rasulullahi alayhi salaatu wasalaam ak Aboubacrin Saddiq ab ànd jeex na ca sëñ Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall xarit jeex na ca maam Seydi Aj Malik ak ay muqaddamam ba xarit amut doon lay na xarit amut ba xarit amut sama xarita waaye kii moom moo ko publier xarit ba xam nga xarit ba xarit ton ami ou la personne qui t'aime c'est la personne qui dans les moments les plus difficiles vous partagez ensemble le bonheur et la souffrance. jamono ji ñu nekk sax père mu mel ne rek ñoom waa Y'en a marre seen crédibilité mu ngi en jeu ndax képp koo xamante ne si rek yëg nga ko ñu ngi leen di xas ak di leen ŋàññi nan nga jàngatee. waaw li nu woote woon la yàlla noonu yàlla dolli sutura ñëpp doon leen a gëm ñëpp doonoo jóg. ñu taxaw woote fi loo xam ne di xeexal askan wi yëpp jóg làqu ci ñoom ànd ak ñoom farle leen loo wax nu ne gune yi maa leen sopp yàlla na leen yàlla defal jàmm ci barke borom Touba suñ demee ba lii ëlbati ko dal seen kaw day daal di bëgg a ñaaw nag man de yéenewuma leen ko man daal bëgguma kenn ku loru mu bawoo ci man wala ma gis doomu aadama juy loru wala ma gis doomu aadama joo xam ne dina toog di am ay tolof man day billaahi wallaahi wa taala yéenewuma leen ko man bëgguma ko torox bëgguma ko nekk ci gàcce. dugal ko ci seen arwa yi. ñoom ci seen arwa. waaw bu ñu ko génnee bu ñu ko joxee seen jëkkër bu ñu ko dugalee ci seen nopp ba di ko jurgóotu lépp lu seen jëkkër def soit daf day taxawaalu wala muy wër di nekk ci xale yi lépp lu mën def rek da leen koy waxaat nan nga jàngatee loolu. xanaa loolu lu bees la. lu bees la waaw. lu bees la. maanaam doon koy jël dugal ko seeni awra daal di koy génnee
di doon koy. wax ñu dugal ko ci boîte coton bi. yow yaa koy def ci nopp ku góor ki wala yaa koy def ko nopp sa nopp yow ku jigéen ki. yow yaa koy jël di ko defal ci biir nopp bi di ko para léegi su ko defee après moom lu mu xam dina la ko net li xanaa loolu lu bees la. loolu de kon man maa ngi bëgg a jommi loolu tey laa ko mësee ci seeni awra na nga koy dugal ko ci noppam. léegi suñ ko para lu waa ji xam rek di commencé nettali. loolu moom tey laa ko mës a dégg loolu moom ba ma juddoo sama ndeeg sama bay teel dégg ngeen nopp dalooti nee nanu day wut xawma ak kii ba wëteen lay wut dugal ko ci awra wi su ko génnee ci awra wi léegi su ko dugalee ci nopp ku góor ki lu mu xëy a def wala lu mu yendew def su jàddee su defee le mauvais garçon su ñëwee da ko koy nettali loolu de tey laa ko mës a dégg wallaahi yow mi gis nga mu nit def ko ah. ma ngi ci internet bi gars yi di ko jaay. ñu ngi koy jaay. ay astuce la mooy astuce de femme yi xam nga dafa am ay influenceurs yoo xam ne léegi. waaw ñu nekk ci internet bi di joxe ay astuce. waaw foofu lañ koy jëlee information bi. waaye xanaa loolu magie ci la. magie ci la bokk. magie ah. parce que ki koy def as ki pare ivoirien la ko moom. ah ivoirien la ah loolu de kon magie ci la loolu di xërëm loolu xërëm ah. nan nga jàmbatee loolu. est-ce que arabe sax en fait. loolu nag xam nga man taalibeeb sëñ Modou Habib laa man ci daaraam laa nekkoon te damaa dox waaw dox daal yooyu daal waaye maanaam pour liñ mbat téere yi ba nga xam ne la nga xam ne moom la sunu borom wax ca loola xam naa daal li ma wér te wóor ma mën naa tasub sëy ndax li tax mu mën a tas sëy li tax mu mën a tas kër mooy su fekkente ne dangaa def loola ba dugal ko sa nopp jëkkër ba para ko ba mu commencé nettali su fekkee dafa yendoo dara loo xam ne yow loola buggoo ko woon a dégg mu nettali ko ab sëy mën na faa tas de moo tax ne kilifa du yëddu bu kilifa du yëddu kilifa su tukkee ba ñëw ba wàcc bala moo egg ca kër ga war naa yëglu su doon bu njëkk la ab tookoo rey am day jël ci sëtam yi wala kenn ci gune yi suñu dawee gàttanu ko maam mu jël saak bi boobu cartable moo am jël saak bi yenu naa ko sama maam mbeng ba tàyyi jox ko gune yi yenu daal daw jiitu ca kër ga suñu jiitoo ca kër ga jigéen ju mu fekkoon nga sàggan da ngay defaraat sab toogaay daan ne maam góor ñëw na ñëpp ñëw ku mu fa fekkoon ca kër ga nga tasaaroo ku mu fekkoon nga jekkadi nga dem defaraat sab toogaay ku mu fekkoon ci loo xam ne du noonu la nga dem dugg feneen mais ngi day yëglu ndax soo ñëwee ne jaas rek ci biir kër gi mën ngaa gis loola neexut mën ngaa gis loo xam ne mën naa tas kër gi kii tamit di jël lii di ko def ci ay awraam ëlbati ko dugal ko ci nopp borom këram di ko para su ko para mu commencé di ko nettali lu mu mës a xam ci àdduna mën na koo nettali ba nettali ko loo xam ne du ko neex yem leen ci gudd nu roof leen ci gayet xamu leen magie xamu leen xërëm doomi Sénégal ngeen yooyu amutoon fii te gone gi nee na ma mi ngi jóge ci sous région bi day tas seen kër rek ndax loolu espionnage la te sëy cu espionnage amee soo toppee tuuti rek bala ngeen a sori rek faaw di nga am loo gis koo rëbb jàpp ko koo rëbb wallaahi kii cherche trop. Père lan ngay wax ci li nga xam ne moom mooy suñu chaîne bi di Univers Info TV ak nga wax rek Sénégal ñu daw gaaw abonné. bañ a kaa abonné on a dit univers c'est dans l'univers c'est universel il est partout univers comme son nom l'indique oui univers dans l'univers on a dit dans le creuset de la civilisation de l'universel l'univers on parle de l'univers chaîne la boo xam ne pour nga mën a gis lu baree bari wala nga mën koo dégg wala nga mën cee am ay éléments clés yoo xam ne mën nga cee for ci waxtaan wi loo xam ne soo demee di nga ko jariñoo fii ngay ñëw ci univers soo ci abonné surtout Sophia comme son nom l'indique Sophia vous savez c'est un mot grec. Supposons on prend la philosophie Sophie
c'est avoir l'amour de la sagesse. Sophia, c'est avoir l'amour de la sagesse. waaw soo ko xoolee xool Sophia Diatta am na foo xam ne tuuti à peine ba xaw nañ fa daje. moom mooy sama idole sax heureusement moom moo tax ma bëgg li nga xamante ne si moom mooy métier bi. noonu la mel sama doom la ñi xamuñu lu nekk dama koy dégg mais xamuñu média te nee nan ma bul ci rendre kenn compte. bul ci gindi kenn bul ci wax kenn ne ko nii laay liggéeyee wala nii su ma waxee ne ma soo defee émission ba pare clashun la dalunu sa kaw demunu yuuxu la traité wun la kii d'un homme de manque d'éducation waaw nee nañu su boobaa émission bi baaxul nee nañu bala muy baax dëgg day dem ba on dirait si c'était réel. classe boobu sax la ñu soxla moom moo tax ñi nga xamante ne si ñoom ñoo lay suivre à travers gis-gis di la suivre père di la bàyyi rek nga wax sa mot de la fin ñu tàggatoo ba beneen yoon. waaw mooy rek di gërëm univers di leen wan ne ce n'est pas un adieu mais un au revoir incha allah ils vont revenir di ñaan lii yàlla na def plus de 2 millions de vues te da koy def. ndax ku cliquer dégg Père Mbaye Ngoné faaw di nga dugg dañ kumpa li muy def te man maa la ko promettre tu auras plus de des millions et des millions de vues ndax chaîne ngi nii boo xam ne fu nu ma woo plus au burax il faut que ma abandonner lépp lu ma daan def ñëw assister leen waaw je suis disponible à tout moment ak Univers Info waaw merci jërëjëf mi ngi noonu père ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la ñaanal rek nga gudd fan wér ko di leen jox dig daje vous les internautes de Univers Info TV chaîne bi nga xamante ne si moom moo leen di informer à temps réel vous livre des infos sûres fiables justes mais ensuite dans l'immédiat di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah en espérant qu'on vous a servi le meilleur d'ici là portez-vous bien merci beaucoup jaa ngeen jëf.